Sonko ak Adji Sarr mbir mi nga xamante ni daal dina leen ñeel ci noonu sax ba mbir mi commencé kii di Adji Sarr daal di accusé ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ni ko daf ko daal di sàkku ay yoon yu bëri ba noppi daal di koy menacé coow li nag foofu la sosoo ci noonu nag muy wëy di wëy chaque jour rek coow li di gën a jël tournure bu bees ay révélation tamit di ci fës ba tax na nag ci noonu ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko moom nag ni ki démb daal di woon def benn conférence de presse ba nga xamante ni moom tamit daal na say def ay révélation yu doy waar moom nag ci révélation yi nga xamante ni daal na koy def bokk na si benn oto ba nga xamante ne nii da doon wër këram mel ni lu koy espionné yenn saa yi nag ñaar ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir oto boobu la daal di wàcc jël ay photo wala vidéo këram boobu la mu nekk nag lu nga xamante ni moom Ousmane Sonko nag daal di duppee violation de domicile mu daal di koy ñaawlu lool ñaawlu tamit anam bi nga xamante ni nii Macky Sall moom lay utiliser li nga xamante ni moom moo di suñu ay force de l'ordre ngir milital li nga xamante ni moom moo opposant yeeg li ni mel ci noonu daal na xam ne rek ni que képp ku nga xamante ni daal na am occasion gis Macky Sall wala jege ko rek na ko laaj ndax moom mos na gis Adji Sarr wala mos na déggante ak moom ba tax na nag dañuy daal di teewlu yooyu kàddu te ñëwaat. li ma leen di digal yéen mooy bu leen ko tëj kaso ndax bu ngeen ko tëjee kaso dina yëngal réew mi nit ñi dinañ génn di manifester fii ak waa bitim réew pour ñu bàyyi ko mu génn mu ne donc li ma leen di sant man mooy bu ñu yëkkatee malaanu kiiraayam mooy immunité parlementaire bi na ko juge d'instruction convoqué mu ñëw mu déglu ko bàyyi ko mu ñibbi convoqué ko mu ñëw bàyyiwaat ko mu ñibbi ba keroog instruction bi jeex ñu dem procès bu ñu demee procès nag fexe leen ba fësal ni jote am na moom ak xale bu jigéen bi loolu rek doy na jarul ngeen koy tëj bu ko defee maqaamam biir Sénégal day wadd deram day yàqu loolu moo nekk ci message bi lii rek fi na complot leneen loo ci yokk rek day ëpp moo tax bu ñu demee nag ba rapport bi jëm côté boobu ci la procureur tiit ne waa gendarmerie arrêté leen enquête bi parce que bëgguloon gendarmerie woo médecin bi bëgguloon gendarmerie woo avocat bi bëgguloon gendarmerie woo nijaay ga sax wala papa ja loolu moo tax ñu acci may wax nag ni dama ko fàtte woon ci français ku mën a gis Macky Sall na nga ko laaj ndax xam na Adji Sarr am déet Macky Sall ku ko gis na ko laaj ndax xam na Adji Sarr am déet ndax mos naa gisee ak moom am déet ndax wax naa moom am déet mooy président wu Sénégal may leeral nag benn mbir bu am solo ci révélation yi nga xamante ni Ousmane Sonko daan na koy def jëmale ko ci camion bi nga xamante ni mu ngi woon ci biir ci buntu këram di ko espionné ki nga xamante ni nag moom moo di Mouhamed Gueye nekk chef bu bureau des relations publiques de la police nationale moom nag daal na yëgati ay kàddu ci yéenekaay bi di l'Observateur te xam ne rek ni que moom ak nit ñi ñoom ñoo déggandoo information bi nga xamante ni Ousmane Sonko daan na koy joxe ñoom nag daal nañu wax rek ni que ñoom takkeew ñu ci laaleew ñu si waaye nag dina xool mbir mi nga xamante ni nii moom Ousmane Sonko wax nag fan la jugee. Adji Sarr nag moom daal di woon nañ koy auditionné ni ki démb audition bu nga xamante ni nag daal di woon tàng lool te métti taskatu xibaar yi ñu ngi woon foofee ba tax na nag loolu daal di nekk mbir mi nga xamante ni nii daal dina jéggi dayoo ndax moom Adji Sarr si boppam benn 4x4 ba nga xamante ni nii pour nag sécurité bi rek daal na fay weesu moom Adji Sarr nag si la ñu wàccee ñu daal di koy escorté bu mu paree tamit naka noonu waaye nag ci buñ sukkandikoo ci yéenekaay bi di l'Observateur ba tey moom ñu daal di xamal rek moom moo di Adji Sarr moom dafa daal di tuumaal ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko daf ko gën a tuumaal sax dañuy wax ndax moom Adji Sarr li nga xamante ni moom moo di accusation yu mu defoon bu njëkk ba rek dindiw ci virgule contraire bu ñu sukkandikoo ci l'Observateur moom Adji Sarr dafa gën a dugal ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko boobu rek dafa daal di andiwaat
ay révélation yu bees ba noppi sax daal di joxe li nga xamante ni moom moo di ay signe ak indication ci li nga xamante ni moo ñeel yaram bu Ousmane Sonko di wax rek ni que di joxe li nga xamante ni moom moo di ay preuve ci boobule viol. moom sax Adji Sarr daal dina xamle rek ni que moom dafa daal di yàkkamte jàkkaarloo ak ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko. ba tey ci wàllu audition kii di Sidi Ahmed Mbaye moom nag dinañ ko auditionné ni ki mardi bu ñu dëgmal bu 11h jotee moom nag Sidi Ahmed mi nga xamante ni nii ci guddi viol bi nga xamante ni nii daal nañ koy tuumal Ousmane Sonko moom moo ñëwoon jël si ki nga xamante ni moom moo di Adji Sarr. ki nga xamante ni nii moom moo di borom këru borom salon bi nga xamante ni moom moo di Sweet Beauty mi nga xamante ni moo ñeel coow doole di Ndeye Khady moom nag borom këram boobu di monsieur Coulibaly moom nag dafa génnoon ni ki mercredi si ngoon di dem jëndi soow ci noonee nag la daal di génn rek ñu koy daal di sànni ay xeer di ko agressé ba ñu daal di koy gaañ sax ci bopp bi moom sax kii di Ousmane Sonko ci conférence de presse am rek daal dina souligné loolu di ñaawlu mbir boobule di leen masawu tamit. ba tey ci lu ñeel Ousmane Sonko tey jii ñuy wax ak yéen nag moom la ñuy fas yéene levé li nga xamante ni moom moo di immunité parlementaire am ci noonee nag daan nañu yónni suñu ay ndaw foofee ca assemblée nationale waaye nag ñoom mënuñoo accéder li nga xamante ni moom moo di ca biir waaye nag député bi di Mame Diarra Fam moom nag daan na def ab direct ak téléphone am ci biir assemblée nationale boobule waaye nag gis nañ ni que foofee daal dina xumb lool daal dina yëngatu lool ba noppi sax ñoom daal di déglu benn yoon kii di député Aïda Mbodj mi nga xamante ni nii moom la Ousmane Sonko daal di tabb ngir mu nekk avocat am moom tamit daal dina yëkkati ay kàddu waaye nag ci li nga xamante ni moom moo di direct boobule sax dañuy am sax problème. pour dégg ki nga xamante ni moom moo di Aïda Mbodj ndax coow li nga xamante ni mu ngi am ci biir assemblée nationale kii di Moustapha Niasse nag mënul canaliser li nga xamante ni moom moo di député yi waaye nag résultat yi nga xamante ni moo ñeel levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko dañ koy dindi wala dañ koy garder rek résultat yi bu posé rek dinañ leen ko andil ndax nag yebal nañ suñu ay ndaw foofu ca assemblée nationale. ba tey ci lu ñeel Ousmane Sonko équipe bu Feeling Dakar bu nekk Paris moom ñoom tamit daal di woon nañu dem teewee benn manifestation bi nga xamante ni Sénégalais yi daal di woon nañu koy def foofu ngir dénoncer tamit condition wala anam yi nga xamante ni tamit daal nañ koy bëgg pamte kii di Ousmane Sonko daal di wax tamit ci li nga xamante ni moom moo di suñu démocratie bi équipe bu Feeling Dakar bi nekk Paris nag jamono ji ñu ngi doon def direct foofee mu ngi noonu nag lépp lu nga xamante ni nii daal dina ñeel Ousmane Sonko ak affaire Adji Sarr boobule ba mu commencé ba tey nag ñu leen koy toppal lépp lu ci mën ci am tamit dinañ leen ko andil gis ngeen ko suñu équipe yi ñoom nag boobu ba tey ñu ngi sur le terrain di def ay direct ngir andil leen ay information ngir mbir mi dara bañ leen ci raw rester connecté rek comme ça lépp lu nga xamante ni am na ci rek dina leer fii ci biir Feeling Dakar TV. xibaar yi nag dañ koy jeexale ak kàddu yoo xamante ni Macky Sall daal dina ko yëkkati ci lu ñeel vaccin yi daal di wax rek ni que vaccin yi bu fekkee ni que waa Sénégal defuñu ko dafay jël may ko li nga xamante ni moo di yeneen dëkk yi ci noonu sax kàddu yooyu daal di métti ñenn ñi lu ci mel ni Ahmed Aïdara moom sax daal na ci yëkkati ay kàddu di wax rek ni que booy may da ngay may la nga xamante ni dañ kaa jënd ak ci sa poche ba tax na nag daal di wax rek ni que Macky Sall communication am baaxul ndax saa yu waxee rek loxo dal gémmuñ ci noonu nañuy daal di teewlu li nga xamante ni moo di kàddu yu Ahmed Aïdara yi. non yow Siré lii moom sama wax la. yegg seeguma ci journaux yi. lii du lu bees ci Macky. comme ñii ñuy jël di yóbbu seeraas nii comme ñoom Ousmane Sonko. mais sa waay def wax na ci sëriñ si loxo dar gémmeñ. Macky Sall wax na ci sportif fii loxo dar gémmeñ wax na ci sport wax na ci jeune wax maanaam moom yenn saa yi da nga naan kii est-ce que am na ay conseillers en matière de com xam nga boo leen ñaquwul ma jël ko maye ko comme si Macky moom moo génnee xaalis ci poosam dem jëndal ñu ay ñax comme sa papa rek nga feebar mu dem faje la
xam nga benn jour dama ko doon wax benn waay parce que def doomu aadama et souvent nit ñi Ablaye Wade par exemple. il était très fort dans l'improvisation. foo ko fekk ci àdduna boo ko kiiwee il va dire le mot juste mais président bu fekkee yow yàlla mayu la nga mën a improviser da nga yem ci lire discours. c'est-à-dire que balaa ngaa wax dara ngay lire sa discours. bu discours am c'est yenn yi du ay affaire u njàngat. yooyu non nit ki la. Macky noonu la mel. lii ñuy wax nii ci ay ñoom Sonko ay yàgg na fee am mais gars yi dañu seetaan. te cartum réew mi comme l'a dit Sonko moo leen may ñu résister. dëgg la wala dëgg. le droit à la défense. waaw mais la résistance. waaw ana Joni Joni. la société Joni Joni anam. Bougane su politiqueul woon taxaw ne lu ma Macky gën léeg-léeg ànd ak ay adversaire u Macky Joni Joni a ngi dox. télé bi ñu ko fi jot a tëj yépp parce que da nga fiy invité opposant Ousmane Sonko li ñu ne du ci dal tëj ko dëgg la wala dëgg. Karim dañ ko ne ni nga yoree réew mi nice good fine taxoo dara mais dañ lay tëj gàddaay loola. Macky était le ministre de l'Intérieur le patron du commandement territorial et le patron des collectivités territoriales. mu ne jamonoy Blaise ba tey caisse d'avance bi ni ñu koy defee nickel ba moom bi mu fi jaaree ni ñu koy defee nickel mais nekk na président Khalifa Sone ne ko mu ne c'est plus nickel. déggoo ma de. dëgg loolu dëgg. oui. loolu moo continuer jël gars yi yóbbu seeraas yàgg na fi boo leen teeyul tam ñu yóbbuwaat leen seeraas Bougane day réglé seeraas ñeneen ñii ñëw yëpp réglé wala seeraas Ousmane Sonko réglé wala seeraas foofu nag tollootuñ fa ci mim réew. Macky bu résisté wul woon ak Ablaye Wade le mandat de trop mooy le 3e mandat Ablaye da koy def. te ñu ngi doon laam-laamee la démolition monarchique. mais il a résisté en appelant le peuple dans la rue en demandant à l'armée et à la police de prendre ses responsabilités. mais ñeneen ñi def ko ñu ne insurrection Macky moomul réew mi xaaral ñu ñëw fii. mu ngi noonu mbokk internet yi lii lañ leen andiloon ci ay actualité yi nga xamante ni moo ñeeloon tey Ousmane Sonko levée immunité parlementaire am conférence de presse bu mu doon defal démb audition tamit bi nga xamante ni Adji Sarr daal di woon nañ koy defal démb gis nañ ko mbokk internet yi nag resté connecté rek ñu leen di jox dig daje très prochainement ci yeneen i actualité